dal leen ak jàmm ci Dakaractu Rétro ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci xibaar yi gën a fës ci fan yu ñu weesu ca Dakaractu def ci ab taxaw seetlu. ñu dellu tuuti ba ci dibeer ji tombel ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru février ay doomu aadama nag ñu tegoon leen loxo foofee ca Touba Mbacké ginnaaw ba ñu njortee ne ab tawaaf la ñu bëggoon amal foofee ca grande mosquée bi ñoom nag ginnaaw bañ leen jébbalee ci procureur li ñu indi ci ay tontu rek mooy ni ci njabootu Serigne Modou Kara Mbacké la ñu bokk loolu nag kii di Serigne Modou Kara Mbacké jël ko teg ci suuf ne ñooñu le bokkuñu benn yoon ci ay njabootam ba léegi ci gëstu boobu nga xam ne Dakaractu def na ko yooyu le doomu aadama ñu njortoon ni ab tawaaf la ñu bëggoon amal ca mosquée bu Touba fii ci Ndakaaru la ñu bàyyeekoo rawatina ci Liberté 3 fi mu toll nii nag enquête baa ngay wëy ñu wax ci lu jëm ci wàllum commission d'observation du croissant lunaire au Sénégal maanaam CONACOC di kuréel bi ñu dénk lépp lu jëm ci saytu wàllum weer wi fii ci Sénégal ginnaaw nag ba ki ko jiite woon di Mourchid Ahmed Iyane Thiam dëddoo àdduna mu mel ni nag siis ba mu toogoon bëri na ay gët yu ci tegu ba mbir yi commencé indi xëccoo ak parparloo ci boobule commission. ñu jëm foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay gànnaay yu bëri nag la ñu daal di jëlee ci chambre yi nga xam ne yenn étudiants yi foofu la ñu nekkoon lu ci mel ni ay jaasi paaka gourdin ak xeetu gànnaay yu doy waar loole nag ñu gis ko fa ginnaaw ab opération bu fa waa COUD organisé woon foofee ca UCAD altine tombel ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février ab entretien nag bu yaatu maanaam ab waxtaan bu yaatu la rédaction bi amal ak professeur Moussa Seydi ñu ràññee ko lool rawatina ci xeex bu ñuy xeex mbas mi fii ci Sénégal moom nag professeur Seydi nekk foofee ci hôpital Fann li mu xamle rek mooy ne amul benn cas de décès boo xam ne mun nañ ne vaccin yi ñoo ko waral teg ci dolli vaccin bii di Sinopharm itam mun na indi ay amélioration rawatina ci cas grave yi moom nag muy soññ bu baax population yi ngir ñu dem vacciné wu. njiitu réew mi président Macky Sall daal dina wax ci rajo France Internationale RFI président Macky Sall nag yëy yàbbi ci mbirum Ousmane Sonko rawatina affaire Sweet Beauté bi lim ci xamle nag ne mooy ni bu déggee ñu naan mbir mi complot la da koy jaaxal ndaxte laalewul ci mbir mi benn yoon moom président Macky Sall muy xamle ni ca RFI ne fi mu toll nii nañu bàyyi dossier bi yoon def ca la ca war ndaxte tal na leneen lu dul ay complot xanaa kay génnee Sénégal ci situation yi nga xam ne mu ngi ci jamonoy mbas mile ñetti question jébbal nañ ko kii di maître Abdou Dialy Kane di avocat bi layal Adji Sarr moom maître Kane nag li mu wax mooy ni Ousmane Sonko faw rek mu jël waxu complot li mel teg ko ci suuf ndaxte xel mënul nangu benn yoon ne liñ koy toppee ab complot la moom nag mi nga xam ne mooy layal Adji Sarr nee na fi mu toll ni nag faw ñu doxal yoon topp mbir mi ba mu sës. ci altine bi ba léegi waa DIC di division des investigations criminelles daal di nañ teg loxo Assane Diouf ak Clédor Sène nag ñu doon ko wër moom Assane Diouf sax ñu jàppee ko foofee nga xam ne mooy këram ci talaata gi tombel ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février Dakaractu doon xam le ni ginnaaw ba ñu tegee loxo Guy Marius Sagna ak Assane Diouf ak Clédor Sène mi ñu doon wër itam waa DIC mujjee nañ ko fekk ci këram ca 7h ca fajar daal di koy teg loxo lancement campagne vaccination fii ci Sénégal jëwriñ bi ñu dénk wàllum santé di Abdoulaye Diouf Sarr nag daal di wane yoon bi moom mi nga xam ne bokk na si ñu ñëkk ñàkk fii ci Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr sax doon xam ne njiitu réew mi moom itam fas yéene na jël dose vaccination. wàllum enseignement supérieur maanaam njàngale mu kawe mi lu jege nag ñaari junni étudiants ñooy sàkku ba léegi ngir ñu orienté leen ci université yi loole nag jóge ci ab ndaje bu doxoon seen diggante ak kii di directeur général bu ministère de l'enseignement supérieur foofee ca Diamniadio niki noonu nag étudiants yooyu nga xam ne dañoo dajaloo ci ab mbootaay doon fësal seen nakar te Dakaractu ñëwaat si ñoom nag liñ leen xamal foofee mooy ne duñ leen mën a orienté ci université yi ndaxte fi mu toll ni problème place dañu am yooyu étudiant nag amoon seen bac atum 2019 ba léegi àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi préfet bu Ndakaaru nag Alioune Badara Samb daal di yëkkati ab bataaxal ngir rek wax ne tere nañ lépp lu jëm ci xeetu marche wala rassemblement loole nag ñu jëmle woon ko ca waa PASTEF ak kuréel boobu di FRAPP nga xam ne dañoo bëggoon amal ab rassemblement loolu taxul benn yoon ba ñi nga xam ne ñooy waa FRAPP ak waa PASTEF dellu ginnaaw ndaxte ñoom ci seen i kàddu fas yéene nañ def beneen déclaration de marche ngir
daal di amal ab doxu ñaxtu ñaari fan ci weeru mars bi ñu jëm ñu wax ci lu jëm ci yëkkati immunité parlementaire député bii di Ousmane Sonko maanaam yëkkati li nga xam ne mooy mbalaanu kilaayam député yi nag assemblée nationale la ñu war a daje aljuma ji ñu jëm ngir waxtaanee ko ci ab séance plénière. ci beneen wàllu ñu ñëwaat ci mbasum Covid 19 bi ñuy xam ne nag ren jii lii nga xam ne mooy défilé bu mag bi nga xam ne mooy défilé 4 avril bi dañ ko daal di annulé loolu nag di xibaar bu ruusee ci waa ministère des forces armées bi nga xam ne fësal nañ ko ci ab communiqué. ci àllarba bi ba tey ñaari doomu aadama la ñu fekk seen biir nekk ñu faatu nekkoon ay waay dencante foofee ca Pikine fi mu toll nag xamuñu ci yan anam la ñu ñàkkee seen bakken ci gëstu bi nga xam ne Dakaractu def na ko ci ñuy xam ne foofee ca tali bu bees dañu dëkkoon waaye nag fi mu toll nii ab enquête ubbi nañ ko rawatina ab autopsie ngir xam dëgg-dëgg ci yan anam la ñu ñàkkee seen bakkan. alxames tombel ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi wàllu mbas mi Covid 19 la ñuy waxtaane njiitu réew mi président Macky Sall moom itam daal dina ñàkku jël dose vaccin am loole nag njiitu réew mi defee ko foofee ca salle des banquets bu palais de la république daal di gën a ñaax askan wi ngir ñu vacciné wu. ñu jëm fële ca tribunal bu ndakaaru nga xam ne maître El Hadj Diouf di kenn ci avocat wu Adji Sarr yi daal dina yëkkati ay kàddu ginnaaw ba ñu woowee clientam bi nag mu waroon jàkkaarloo ak juge bi. sama client Adji Sarr teew na ba mu waree teew tardewul benn seconde teew na xelam dal na am na moral. moom maître El Hadj Diouf doon xamle na nag kii di clientam bii di Adji Sarr jàkkaarloo na ak juge bi indi ay tontu ci lépp loo xam ne rek daal dinañ ko laaj affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba léegi kii di njiitu Pastef les patriotes di Ousmane Sonko daal dina def ab déclaration jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi nag. dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg. saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama mbalaan kiiraay ma dem fa. moom nag li mu xamle mooy ne même bu ñu yëkkatee li nga xam ne mooy immunité parlementaire am narul wuyu ju convocation bi nga xam ne fas yéene nañ ko jébbal ndaxte moom Ousmane Sonko dafa jàpp ni waa commission ad hoc bi dañoo jalgati yoon topp ñu li nga xam ne mooy procédure bi ba tax na amuñu sañ-sañu yëkkati lii di immunité parlementaire am mu ko doon xamle alxames bi ci ab déclaration bu mu doon def jàkkaarloog taskatu xibaar yi. Covid 19 ñuy xam ne ni fii ci Sénégal. ginnaaw ba ñu dooree campagne de vaccination bi nag lu ëpp ñeenti junni doomu aadama jot nañ leen ñàkk ci gox yu ci mel ni Thiès Dakar Kaolack Matam ba ci Saint-Louis ki ko doon xam ne nag di docteur Mamadou Ndiaye mi doon wax ni sax foofee nga xam ne mooy Sédhiou Kaffrine Fatick Louga ak Ziguinchor seen campagne itam dinañ ko door ci nu mu gën a gaawee. aljuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février ñuy wax nag ci lu jëm ci yëkkati immunité parlementaire député bi di Ousmane Sonko ni ki noonu nag ñu gis ñi ci ay gox yu ci mel ni Parcelles Assainies Pikine Patte d'Oie ay ndaw daal dinañ leen gis ñu yoroon ay bidon essence doon taali pneu loolee nag Dakaractu ñëwaat si ba tax sax ba léegi ci wàllu woowu fële ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu ñuy xamal ni ay étudiants lañ fa teg loxo ñoom nag ñu yoroon ay bidon essence ak i xeetu ngànnaay te nekkoon foofee ca pavillon A fi mu toll nii nag jébbal nañ leen yoon bu ñu demee ca assemblée nationale wax lu jëm ci yëkkati mbalaanu kiraayu Ousmane Sonko assemblée nag ab sécurité bu mat te yaatu lañ fa nemmeeku Dakaractu ñëwaat si ba léegi foofee ca assemblée nationale commission ad hoc bi ñoom ginnaaw ba ñu jébbalee seen rapport ci plénière boobu ñu doon taxawal ci àjjuma bi daal dinañ nag digle ñu yëkkati mbalaanu kiraayu Ousmane Sonko niki noonu nag lañ ko voté fi mu toll nii nag kii di Ousmane Sonko yëkkati nañu ab immunité parlementaire am maanaam mbalaanu kiraayam yëkkati nañ ko foofee ci assemblée nationale.